li suñu yeneen mbokk dëkk yi di wax ne sénégalais yi dañoo mën a bind waaye duñu pratiquer lépp lu baax loo xamante nit bu ko xoolee xam ne lii mooy avenir am mën na cee jariñu tey ëllëg Sëriñ Tuubaa bind na ko fi mbokkam yim séqal réew mi bind nañ ko. حماني على ماني ما لبس واستفر صلاة الذي di soxna Say Mbacké mu Sëriñ Baara mu Cheikh Ahmad Bamba di membre ci au conseil des collectivités territoriales di tamit membre ci Macky 2012. ñu gis ne nag Sénégal yëpp a ngi fii. sous région bi yëpp a ngi fii. ndax préparatif yi comme ni ñu ko yaakaaree woon. waaw ñun de ci li nga xamante ne moo ñu concerné en tant que talibé Cheikh Ahmad Bamba ñun li ñu war yëpp def nañ ko comme niñ ko daan defee ku nekk nag xam na ni bis bi nga xamante ne moom lañ dëdmal muy bisu suba bi incha allah. comme ni ko sëñ Tuubaa waxee woon rek sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafian li xawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi ku nekk xam na ne sabab bi nga xamante ni moom la sëñ bi wax ne moom moo warloon tukki bi mooy yàlla ci jëm boppam subhanahu wa taala moo bëggoon moom mu am ci moom ay maqaama yu kawe yàlla it moo bëggoon mu ram mu xeetam wépp yàlla it moo bëggoon mu liggéeyal yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci réewi daaw mi mu mel ni ki nga xamante ni day départ woote ne nañ ko santale borom bi subhanahu wa taala ci bis boobu xamoon na fi mu jëm amoon na rafet jot amoon na yaqin xam na itamit fi mu tegoon tànkam ak ñi nga xamante ne ñoom la àndaloon dem ci liggéey boobu préparatif bi nag ku ne da ngay def li nga xamante ni moom nga mën sëñ bi defal la loo jomb loo mënut soo defee loo xamante ne mënoo ko mu defal la loo jomb comme ni ko Cheikh Mouhamadul Mountakha waxee nga xamante ne ñi suñu ziyaar ak suñu nuyoo dañ ko tàmbalee ci magam ji baax ji di alxalifatul am li tariqatil muridiyya muy Serigne Sidil Makhtar Mbacké ak mbokkam ma Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacké mu Cheikh Mouhamadul Amin Mbacké ak seen jigéen bi nekk fii ci suuf di soxna Seynab Mbacké bintu Cheikh Mouhamadul Amin nga xam ne moom kër gi ñun ñëpp ñu nekk ci ginnaawam di góorgóorlu rek xam ne rek li nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam waxoon ne li kulli imri in ma nawa màggal gi ci foofu lay dugg nit ku nekk li nga yéene rek moom ngay am ni ko xadis bi waxee fa man kaanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi koo xamante ni sa yéene ngir yàlla ak yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ak lu baax rek moo tax nga ñëw fii di nga ko amee comme ni nga ko bëggee wa man kaanat hijratuhu li dunya yusibuha koo xamante ni sa yéene yow ci màggal gi da ngay jéem a profité ci retombées politique yi rek moom rek ngay am yam ci aw imraatin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi koo xamante ne nii sax da nga amoon jenn yitte moo xam soxla na moo xam leneen la mu tax la màggal si kese bis boo jotee te loolu rek sëñ bi wàccoon ak yow ñi nga xamante ne yàlla ak yonent bi dong nag moo tax ñu ñëw ñun nag ci foofu la ñuy jéem a dugg ku fi ñëw ngir yeneen nag yàlla na nga jot ci li ngay sàkku tam ñoom foofu ñun ci lépp la ñuy jéem a dugg ñun waaw comme ni ma ko waxee rek loo gis lu nekk ci àdduna mu yëngutu dafa am ay retombées maanaam li ñuy wax retombée politique wala économique wala sociale wala culturelle ñun bi nga xamante ne moom ku ko am lépp ñun boobu la ñuy jéem a sàkku moom la ñuy digal itamit ku ñu xam wala nga xaritoog ñun te daan fi ñëw ñu jéem a sóobu ci yoon woowu ku nekk xam la ne visite du président bi bu dee ci ñun suñu wàll la du njàlbeen ci ñun du lu bees ci ñun ndax en tant que candidat
muy dernier màggal gi nga xamante ne daf fi ñëw en tant que candidat nekkagul président de la République yàlla nattoo woon nañu mu bokk ci ñi nga xamante ne ñëwoon nañ fekk suñu fi ñu nekk ñëw na ba fii ngeen toog ñun nag dañoo jàpp ne loo wax def ko yàlla rek moo ko jagoo borom bi rek moo ko jagoo waaye rafet nañ njorti ne ñi jaxasool ku ci nekk bi nga ñuy wax li nga wax ci yow naroon nga ko soo ko deful nag du tax ñu mere la ndax jàpp nañ ne kiñ mënta ñàkk ci àdduna bi mooy Serigne Touba te bi muy sédd nañu loolu rek mooy li ñu mënta ñàkk leneen lu ñu waaye di mën a indil su fekkee yaakaar nga ne moom rek mooy tax ñu des ci àdduna wala ñu dund fi su ko yàlla dogalul ci ñu nit dinañ ko sant ñaan ko mu dollu ñu leen loo xamante ne moo gën loola moo tax bi xelam demee ci ñun ba mu ñëw booluñ ci Haut Conseil bi des collectivités territoriales dañ ko fi sant bu baax a baax di ko ci gërëm di ko ñaanal itamit yàlla defal ko tawfeex di ko fàttali itamit nag ne ñi nga xamante ni ñoom lañ nekkaloon di ko jàppale muy ay cadre di ak ay intellectuel di ay nit ñu baax di ay gor yu baax yu mën a muñ boobu ba léegi lu mat juróomi at ñi ngi toog di xaar waaye ba léegi taxul ñu xaddi ndax mbir mi du ne diw daf may jox lii wala mu xañ ma la rek tax na àdduna bi day soppeeku àdduna bi daa am nu muy doxee léeg-léeg nag fa zakkir in nafaati dikra na ngay fàttali bu fekkente ne fàttali léegi mën naa am njëriñ képp koo xamante ne yow la ñuy jaxasool li ñuy bañ rek mooy di la ko moytul di ko moytul suñu bopp mooy nga nekk benn otage boo xamante ni dafa am benn groupe de personnes boo xamante ni ñoom ñoo lay accaparer ndax olof day wax ne koo séddaleloo soo deful ndànk rek moom mu sédd ay xariti boppam yow bàyyi sa yos yow mi koy séddaleloo te loolu nag dafa gaaw a dal suñu njiiti réew yi ku mel ne président de la république barki dem wax naa ko ne ko 5 ans yaa ngi ñëw Touba mosoo ñu recevoir te pourtant bi nga nekkee dernier candidat te ñun ñi yow yaa déplacé woon ñëw ba ci ñun bu fekkee ne groupe de personnes yooyu nga xam te ne ñoo la jege ñëw seeni nawle di la xaar ci biti nga def ak ñoom 3 heures de temps wala 2 heures wala 4 heures de temps mbooloo mi nekk ci biti di xaar ñooñu nga fàttali leen te ñiy toog di waxante ak yow amul lenn lu ñu lay wax loo xamante ni dafa nekk dans l'intérêt de la Mouridiyya wala de Touba wala di Sénégal en général ñooñu temps boobu ñuy def ci yow lu mënoon a ñàkk la séddale woon ko ñëpp moo gën ku nekk am ca 5 minutes wala nga am ca 10 minutes ku nekk gis sa bopp moo gën en tout cas li ñuy wax nii lu ñu ñor la lu sori ci suñu xol la te bu ñu sañoon moom yoon woowu moom dana ko teggi te it dina fexe ba instruction yi nga xamante ne moom lay joxe ñi mu koy joxit aussi ñu respecté ko parce que moom mooy le président de tous les Sénégalais institution bu ko gën a kawe amul ci réew mi waaye nag bu fekkente ni lu mu wax ay kilifa fekke ko te fa mu ko waxee foofu rek lay doxee tabi géej loolu mën na am du ci moom waaye ñooñu nga xamante ni ñoo ko wër di assister ci audience yi di assister ci réunion yi ñoom su fekkente ni institution bi ñoom respecté nañ ko li mu leen wax dañ koy def ba mu mat sëkk day am suivi ba bu ëllëgee si biir kenn du mën a jaar ci loola potoxlu ci loolu pour dal ci kawam ku ne xam na ni fii Touba bu Ndakaaru jàllee moo ëpp ay population su fekkee dem nañ ba mënuñu wàññi des ministres de la République des directeurs des nangam yoo xamante ni ñoom ñooy mun a créer des conditions yoo xamante ni dina tax lépp loo xamante ne aajo population bi la mu mën a gaaw a lijjantiku nga gis yeneen dëkk bugguma tudd benn dëkk ndax Sénégal gépp moo am ay talibé Sëriñ Tuubaa moo am ay sénégalais waaye nag daf ci am loo xamante ni di ko xool ku nekk la nga xamante ne mooy sa àq ñu jox la ko ci yëg ak ci considération day dimbali président de la République mais man damay jékki-jékki ba mu yàgg ma jaaxle ma ne xëy na peut-être département de Mbacké am na benn directeur bu fa nekk ku mel ne Gallo Ba mais mënuma gis keneen fii ci dëkk bi koo xamante ne xam naa ne yow am nga yitte ci waa dëkk bi jaxasoo nga waa dëkk bi ñu responsabiliser la jox la des moyens yoo xamante ne dina la permettre ngay mën a dox ci yitte dëkk bi waxuma ci affaire commune bi man damay wax en tant que l'allié du président de la République loo xamante ni yaakaar naa ne bu ñu ko defee dëkk bi dina mën a dox parce que aussi nit ñi comme ni ma ko waxee groupe de personnes boobu nga xamante ni ñoom ñooy jàpp en otage à mon avis notre candidat et notre président de coalition comme Macky 2012 comme Benno Bokk Yaakaar comme le président de tous les Sénégalais bu ñooñu ku fi ñëw niñ daan def ak yow rek noonu la ñuy def ak moom
di la jéem a ber du ma wax tur kenn mais al isharatu takfi lil aaqil junj doy na borom xel. am na yéen ñi ngeen ko xamee yéen ñi nga xamante ni yéen nekk ci média yi ci communication bi gis ngeen ne bu fi ñëwee dafa am benn groupe de personnes boo xam ñooy privilégié yi ñoom ñooy am accès ci moom te ba mu méttee ñoom kenn daawu leen fa gis lu nekk lañ ko won ñoom ci seen biir tey nag on dirait que ñoom ñoo def lépp te defuñu dara fii am na fi ci sancaan yi ay quartiers yoo xamante ni dañu fatigué amuñu liggéey amuñu ndox amuñu courant les informations yi nga xamante ne moom la ñu war a jox les décideurs pour ñuy mën taxaw ci soxla population boobu su fekkee tànnuñ les bonnes personnes di leen ko jox di tànn ñi nga xamante ne nii ñoo ñi may bañ a tudd ñooy am nga xamante ne seen bopp rek bu ñu nekkoon président de la République def fa une heure de temps tamit seen soxla su bopp rek lañ fa waxuñ fa lenn loo xamante ne nii soxla su waa Touba la vraiment loolu ñun en tout cas en tant que allié naqari nañ trop waaw. ñun bi président defee visite am ba pare le président du haut conseil des collectivités territoriales ñëw na Ousmane Tanor Dieng ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci département bi yëpp en tant que haut conseil ñu dajaloo recevoir ko ànd ak moom dem ci kër kilifa yi nga xamante ne yaakaar nañ ne kenn mënta ñëw biir Touba te teggi leen parce que aussi tamit li ma waxoon ci président moo valable ci moom tamit nañu éviter di séddaleloo koo xamante ne ko loo ko séddaleloo rek mu sédd ay xaritam bàyyi sa yos yow mi nga xamante ne yaa koy séddaleloo loolu mooy indil problème bépp kilifa boo xam ne am nga problème Touba dafa nekk dëkk boo xamante ni ñun dañoo gis ne ki gën a xeebu ak ki gën a am daraja ñoo yem ci Sëriñ Touba kon nag kon amul benn jeng wala benn distinction wala benn favoritisme moo xamante ne dafa war a am ci loo xamante ni lu ñëpp bokk la par rapport à un groupe boo xamante ni benn groupe boo xamante ni ñoom rek ñoo koy mën a jëriñoo ñun wax nañ ko xamal nañ ko ici tamit problème yi nga xamante ne moo am ci dëkk bi moom nag xam nga comme ni ko ñëpp xamee benn institution la boo xamante ni li mu mën a def mooy des recommandations ak ay conseils ak attirer attention ki nga xamante ni moom moo tànn institution bi lépp loo xamante ne xam nañ ne besoin wu soxla waa dëkk bi la ak fi ñu yaakaar ne bu fa jaaree mu baax mu bañ a nekk ci les mêmes portes yi nga xamante ne moom la ñi fi am problème ñëpp jaar mu mën ko teggi dañ ciy attirer attention wax ko ba mu leer naññ nag wax ko ba mu leer naññ ni ñu koy waxee le président du haut conseil noonu lañ koy waxee aussi tamit le président de la coalition Macky 2012 parce que aussi tamit ñoom bu yàgg ba léegi dañ fi nekk def benn liggéey boo xamante ne bu am solo la liggéey yooyu nag yenn saa yi beesaa yu dara day tax mu mel ne loolu dafa nëbbu te bu ñu attiré wul attention ñi ko yore bu ñu jëlul seeni responsabilité di ko jooytu fa ñu ko war a jooyee aussi dañu fiy toog rek ba 2019 passé ñu naan xamoon nañ ko ñun nag nekkuñu magum xamoon nañ ko magum waxoon nañ ko la ñu doon ndax bu ëllëgee suñu responsabilité dañoo xam ne wax nañ ko waaw. mel ni dafa am benn léthargie bu nekk sur le plan politique ci Benno Bokk Yaakaar ak Macky 2012 ak surtout entourage président de la waaw bon xam nga man li ma jàpp mooy président warut a am benn porte président dafa war a am fukki porte ku nekk ak porte bi nga xamante ne moo yelloog sa ak sa daraja ngay dugg ci bunt boobu Sëñ Abdoulaye Mbacké yàlla na yàlla yokk leeram te tax suñu barkeem dafa wax ne ak jur maanaam troupeau benn yat moo leen di sàmm benn yat moo leen di sàmm mbooloo nit ku nekk ak sa yat borom daraja garmi borom xel borom xam-xam borom mbooloo ak borom alal kenn ku ci nekk yat bi koy sàmm moom rek moo ko moom su fekkente ni da nga bëgg boole ñëpp nag di leen sàmmandoo ci benn yat bi foofu mooy yow yaa gasal sa bopp kàmb gi ngay dugg ndax ñëpp mënuñoo bokk ki nga xamante ne nii ba ngay ñëw ci moom nekkoo dara ak ki nga xamante ne nii foo ko séen fu tooy rek mu dem fa nga bëgg leen boole benn yat bu leen di sàmm mënta nekk am na ñoo xamante ne nii ku dul Cheikh Sidi Mokhtar ki fi nekkal Sëñ Tuubaa mënuñoo nekk dina sa bunt di xëccoo. te pourtant lañ la defal mën naa am koo xamante ne dina xataraayu ci buntu bañ defee ne moom dong nga xam am na ñoo xamante ne bu ñu xamee président léegi mën na fanweeri at am na ñoo xam ne ñu ko xamee mën na ñaar fukki at pourtant am na ñoo xamante ni ku ñëw ñu mel ne yow rek lañ xamoon ku fi ñëw rek ñu mel ne yoo xam ne ni ñu mel nii ak Macky Sall noonu lañ meloon ak Ablaye Wade noonu lañ meloon ak entourage le président Diouf léegi nag loolu nag mooy tax ñuy war a attirer attention suñu autorité wax ne yat yi sàmm mbooloo yi bokkul ak yi sàmm ay troupeau
des Sénégalais duñu ay xar ki nag ay nit lañu ay borom xel lañu ay borom xam-xam lañu ay boromu ay garmi lañu ñooñu ku ci nekk dafa am benn façon traitement boo xamante ne moom ngay war a jëflanteeg moom waaw mais waroo nag vraiment di traiter ñëpp même traitement bi c'est pas man je ne suis pas d'accord et c'est pas possible waaw. ñu gis ni ci fan yi président Macky Sall ñëw na fi. ci topp di maître Abdoulaye Wade. waaw am déclaration bi def na dafa mel ni. dafa xaw a yëngal le camp présidentiel lan nga jàngatee. bon xam nga dafa am ay ñoo xamante ni ay stratégiens lañu dañuy bu dara xewee rek bu yëngutoo rek ñu mel ni façon bi ñu ciy waxee ak bi nga xamante ne moom te bokkul président Abdoulaye Wade mag la boroom xam-xam la yàgg na ci politique kon bu amee lu mu wax rek am na lu tax mu wax ko am na lu mu ci jublu am na lu tax mu wax ko am na lu mu ci jublu ci sama lecture man langage bi nga xamante ne moom la daan tenir par rapport bii nii y a une différence boobu nag man ni ma ko mën a jàngate rek laay mën a wax mais kenn xamul ba xam la ca biir ñoom ñaar fu ci nekk parce que bu fekkente ne dañ ne léegi yow da nga ñëw bëgg a màggal si man la kaay ma jox la oto wala ma jox la car pour nga yeb sa mbooloo nga ne ma ah man kat bi yoon soxlawuma sa yëf bu ëllëgee si biir ma gis ne li ma la daan jox teraanga jooju yaa ngi ko jël di ko utiliser peut-être données dañoo changé léegi nag fi nga xamante ni man fa laa ciy yem mooy fi sama lecture mën a yem rek mais li ciy biir moom du ma ko mën a waxante mais li am solo daal mooy Sénégal benn bopp la kenn mën ko xar ñaar lépp luy mën a tax mu tasaaroo dañ ko war a moytu te bu dee ne ñun ay jullit lañu gëm nañ yàlla di jàng alxuraan doonte mënuñ ko ba dàq ko ñëpp mais dinañ léeg-léeg ñu baax ñi di ko wax bañ ciy mën a tirer ay leçons coaliser moom yàlla moo ñu ko digal wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu aaya alxuraan la yàlla moo ko wax na ngeen jàppaloo yéen jullit yëpp ci buumu yàlla gii te bañ a dispersé wu mais ginnaaw fu baax foofa la ñuy waxee nag ne dañoo war a coaliser wu asamaan ci li nga xamante ne mooy defar réew mi kon fii tamit dañoo war a góorgóorlu mën a xool dàq suñuy soxlay bopp lépp loo xamante ne intérêt Sénégal luy mën a tax Sénégal mën a avancer luy mën a tax Sénégal am jàmm luy mën a tax itamit Sénégal dal yàlla nañ laal bant ñun ñëpp tey ñaan yàlla musal ñu parce que léeg-léeg nga dégg kenn ko naan li mën a xew ci yeneen dëkk yi mën na xew Sénégal waaye nag ginnaaw xewagu fi nañ koy sant yàlla tey ñaan mu dolli ko ñun nañuy sant yàlla ci dal gi tey ñaan mu dolli ko tey moytu nag déclaration yoo xamante ni dafay taal dëkk wala muy jóoyal ay xol. Macky 2012 lan mooy taxawaay lan ngeen fan la toll ci waajtaay. non Macky 2012 xam nga comme ni ko Moustapha Fall Thié di waxee ak sama collègue bi fi nekk léegi di Abdoulaye Faye ak ñeneen ña fa nekk ñoom dañoo nekkoon ñoo xamante ni dañ naan alerter ak di attirer attention le président de la République ci loo xamante ni yaakaar nañ ni mën na ko gàllankoor ak di ko xamal yoon yi nga xamante ni yaakaar nañ ni xam nañ ni li bu fa jaaree ëllëg si biir mbir mi mën na yomb ci moom liñ ko daan wax nag muy gën a jël en considération les alliés yu yàgg yooyu ñun ba léegi ci loolu la ñuy wax donte sama kàddu gi nekkul officiel kàddu Macky 2012 mais quand même en tant que membre am naa droit wax li nga xamante ne moom laa xalaat ci mbir moomu ñoom nag bu ëllëgee si biir ba ñu jël benn position bu wuuteeg bi may wax nii peut-être booba dina engagé coalition bi yëpp mais man en tant que membre li may xalaat mooy fii ci dëkk bi voix bii nga xamante ne nii moom laa gis président di ko def di topp des groupes de personnes ñu koy jëmale fu leen neex mu am ay frustré yu dul jeex du xaaj buñ ko moytul mën na indi danger. am ndam ci làmb ji da ngay summeeku da ngay bëree da ngay entraîner da ngay wut ay pexe yoo xamante ne mooy tax nga gagné te moytu nag di séddaleloo ñi nga xamante ne comme ni ma waxoon ci commencement bi dañuy séddale seeni xarit la ñuy sédd bàyyi xarit ki nga xamante ne moom lañ dénk suñu lépp muy le président de la République te tamit maa ngi koy interpellé waat di ko jaarale ci comme ni nga ko waxee léegi ci Macky 2012 parce que question bi ñoo ngi ko posé di ko jaarale aussi ci président au conseil pour que ñu attirer attention wu ci loolu en tout cas ñun bu ñu ko gisee ni ñu leen ko waxee nii noonu lañ ko koy waxee parce que nag réew mi nag moo ñu ñor rawatina Touba gii bu ñu sañoon émergence bu ñu koy wax bu doon jëmb la buy siéger fii lay siéger à Touba te loolu pour mu mën a am il faut ñu laal couche yëpp exemple bi ma leen gën a jox mooy jigéen ñi ay sëtu Sëriñ Touba lañ ñoo xamante ne ay jaamukati yàlla ñu baax lañu
boo xoolee fii ñoom ñooy li nga xamante ne dañ leen a fàtte yéen ñi nga xamante ne yéen def communication nekk ci presse bi ban yitte ngeen gis ñu jox ko lépp si Sëñ Tuubaa yu jigéen ñi wax leen ma ko bu fekkee xam ngeen ko mais en tout cas li ma yëg man gisuma considération bu ñu leen jox dafa mel ni ñoom bokkuñ ci te pourtant ay jigéen ñu baax lañ ñu sell nañu ñi ci manqué juróom-ñett at ñu tuuti lañ kenn du leen dégg fenn te ku ci nekk ci ñoom minimum am nga fukki turandoo yu jigéen fukki turandoo yooyu yaa leen yar ba jox leen ñu sëy mais je pense que ñooñu bu dee mbooloo ngay wut war nga leen mën a considérer quand même ci sëriñ bi lañ bokk te dañoo yore mbooloo te comme ni ngeen koy waxee yéen ne politique moom dolli rek moo gën wàññi amu ci musuma gis na ngay dem ci ñoo xamante ni fu ñu waxee wax tooxi doona di coow rek xam ba rek di taal rek ba pare nga leen considérer bàyyi ñi nga xamante ay jaamukatu yàlla ñuy sell lañu loolu maa ngi profité ci occasion bi di ko lancer le président de la République. حماني على ماني مع العبس والسفر صلاة